ceeb dafa cher. diwlin dafa cher. suukar dafa cher. saabu dafa cher. médicament dafa cher. xale yi jànguñu. doomu aadama yi amatuñu lu ñu lekk. courant bi dañ koy dagg xaw ma sax nu ngeen def yéen bi ngeen am courant depuis une demi-heure ñu nekk fii xëy na da ngeen am groupe électrogène. loolu yëpp nag moo jiitu lii ñu def nii tey sax am na importance trop mais lu ko jiitu mooy coono Sénégal yi ñu teggi ko. Voilà, merci monsieur le Premier ministre ma wëlbatiku ci Macky Sall le combat kon dafay continuer malgré am na loo xam ne. Voilà, merci monsieur le Premier ministre ma wëlbatiku ci Macky Sall le combat kon dafay continuer malgré am na loo xam ne. Salam gars yi ziar naa leen bu baax a baax di leen nuyu. yéen a ngi ko déggoo rek ceeb dafa cher dund bi lépp a cher en fait Moustapha Niasse moo ko doon wax jamonoy 2011. mais tey jii kàddu gi bu ñu ko tegee mën nañu mel ni Sénégalais yëpp même chose nañuy wax ah parce que affaire yi mu mel ni tey la gën a cher. nuyu nañ ma fay naa leen maam Maurice Sey Pape Ziar delloo ziar bu wér beaucoup ñëpp Keba Thiam signal bii di daw de dama ragal ñun ma pour LGBT la arrêté li ngeen def câble HD bi mooy yëgu de du suñul de ñu Sénégal métti na trop kay Lassana Diadi jaajëf yow yaa ma gën en suuf fen rek lay def yow am nga jot de nga toog fii di ma déglu may fen rek Halimatu Diallo jaajëf pertinent j'attends sa commentaire ñoo ngi delloo ziar bu wér Serigne Meng Cheikh Dieng Dame Samb yéen ñëpp maa ngi leen di nuyu bon bu doon sama sago na ñu jot ci verdigu procès ñoom Ahmed Aïdara ak ñoom Déthié Fall mais bon comme dañ defoon suspension de séance te yaakaar naa balaa ñuy yëg ci jotaay bi sax boo moytu du fekk ñu reprendre wala verdict bi du tomber mais li ci am ba des mooy que voilà tey Sénégal bon ñi ngi nekk di bind en tout cas histoire yu gën a wala ñi ngi nekk di bind voilà suñu histoire yu gën a sombre en termes de démocratie parce que tey bu ñu leen nuyee ay député ñett Mame Diarra Fam Déthié Fall Cheikh Abdou Bara Dolly ay député ak benn magistrat de nekk ville aussi maire de ville premier magistrat de Guédiawaye Ahmed Aïdara ñi ngi ci kaso bi loolu wax dëgg yàlla war nañu mën a xoolaat bu baax a baax fan la suñuy démocratie jëm parce que kenn ki di Cheikh Bara Dolly ñu ngi ko jàppee délit d'opinion man bokkoon naa si en tout cas bu nekkee sax ci paysage médiatique bi néewoon na ñu condamné wul woon kaddu yooyu man dama bokkoon si ñi nga xamante ne nañ jàppoon ni que duñu condamné kaddu yi parce que kaddu ay jëf ñoo ko gën a graaw te quelques jours lañ si teg ñu jox ñu dëgg parce que bu ñu gisee président Macky Sall di cautionner loolu en tout cas di cautionner insolence ak vulgarité ak yenn mbiri dem di affiché wu ak koo xamante ni ñëpp nangul nañ ko insulteur public la bon après ñi nga xamante ne dañ doon condamner propos yooyu dañu mujj sax voilà dañu mujj perdre ci seen ay raisonnement parce que dootuñu xamante fan nañu situé wu. alors au-delà de ñooñu député yi ñuy wax nii ak maire bi Ahmed Aïdara ak Déthié Fall ak kii Mame Diarra Fam dañ leen jàpp parce que nee nañ dañu participer ci manifestation boo xamante ni autorisé wuñu ko mii lu kokas nat loo xamante ni mën na def nit reetaan mais lu doy waar parce que tey lii ay précédents yu dangereux la bu nekkee tey par exemple mën nañu accepter que
Pape Makhtar Diallo nekk ci buntu këram ñu fekk fa jël ko yóbbu ni ko da nga participer ci benn manifestation boo xamante ni mi ngi am ay dizaines de kilomètres de fii la fekk mais loolu lu doy waar la lu musta am en fait lu musta am président Macky Sall candidat nekkoon na fi candidat di participer ci ay manifestations que je sache mosuñu ko arrêté. gàddu na fi mer gàddoom xam nga wax na fi ay kaddu yoo xamante ni mënoon nañ jàpp ni kaddu yu rëy la Youssou Ndour de même Moustapha Niass de même wax nañ fi lu ne Moustapha Niass sax moom yemul ci wax moom dafa posé woon ay acte jëloon xeeram te taxu ci buntu assemblée nationale bi nga xamante ni mooy deuxième institution de la république et pourtant terewul ñoom musuñu leen arrêté musuñu leen empêché ñu def li nga xamante ni en tout cas mooy exercer seen droit bi nga xamante ni constitution da leen ko may léegi nag ki nga xamante ni wala ñu doon ànd 2011 doon xeex Abdoulaye Wade ak kii nguuram tey jii ñoom ñoo nekk au pouvoir di jalgati li nga xamante ni mooy démocratie ñoom dafa mel dañu fàtte sax lu leen fal parce que boo déggee jamonoy 2011 lu ñu doon wax mooy touche pas à notre constitution tey constitution moo consacré droit de marche citoyen bi nga xamante ni dafa am yëg-yëgu marche tey jii bu gisee que dañuy salfaañi li nga xamante ni mooy ak yelleefam mais am na sañ-sañ génn exprimer wu mën na choisir mode bu ko neex mën na choisir la plume mën na choisir dem ci manifestation def leneen ak leneen loolu constitution moo ñu ko permettre alors ci ay prétextes yu fallacieux nañ leen interdire seen manifestation boobu ni dañuy bañ parce que aussi il faut que ñu rappeler faits yi les faits sont têtus nu ko tubaab di waxee dañuy doon bañ nee nañu manifestation bi jur li nga xamante ne mooy trouble à l'ordre public mais li mujjee am mooy trouble à l'ordre public donc est-ce que du ñoom ba ñu interdire manifestation bi si nañu créer li nga xamante ne mooy trouble à l'ordre public beneen mbir bi ñoom dañu ñëwoon dañu am ay information yoo xamante ni comme quoi que bu ñu bàyyee manifestation bi ay nit dinañ ci poox ndoolu ba def fa ñaawteef mais li ñu gisoon bii passé mooy que situation bii nga xamante ne xawoon na dégénéré ñii dóorante fii lacrymogène ñii taal fii ay pneu mais def katu ñaawteef ci situation boobu la gënoon mën a profité parce que force de l'ordre yi ñi ngi nekkoon di concentré wu ci li nga xamante ne mooy jeunes manifestants yi donc je pense que ni vraiment en tout il faut toujours ñu mesurer les conséquences de nos actes pour xool nagam conséquences actes yi dina corriger réellement causes yi nga xamante ne dañ ko bëgg di corriger parce que boo ñëwee da ngay tere li nga xamante ne mooy manifestation parce que da nga jàpp ni am na ay mbir yoo xamante ni peut-être ci manifestation boobu nañ ko mën a jaarale ba defal ko mais manifestation boobu noonu mujj dégénéré ba ñuy waxu trouble à l'ordre public mais quand même te manifestation bi nga xamante ne autorisé woon nañ ko mais lii yëpp amu ci woon déggoo ci arrestation déggoo ci pneu bu tàq déggoo ci alalu jàmm bu ñu yàq déggoo ci sax ñun la agressé nañu nit ci itinéraire boobu mais je pense que ni vraiment wax dëgg yàlla waruñu woon toog fax tey jii di wax waxu yenn débat yi parenthèse la aussi parce que damay gis am envoyé nañ ma ko sax ñuy jël ay capture ay députés yoo xamante ni dañu nekk fële ca France wala ci parti politique yi nga xamante dañu nekk France di condamner en tout cas le fait que ñu jël ay députés Sénégal dugal leen ci kaso bi di wax suñu état de démocratie ñu koy envoyé bëgg ko jël def ko modèle il faut aussi ñu xam lu ñu bëgg mënuñu ni par exemple dañuy xeex contre l'impérialisme que nasaraan bi na doxal ay mbiram te lijjanti dëkkam ba noppi ñoom bu nekkee si ku jege nañuy wax même bu nekkee daf favorable suñu ñu bëgg jël loolu di ko partager c'est-à-dire il faut aussi ñu am benn cohérence quand même si suñu démarche bu ñuy nuwee impérialisme dafa war a jeex bu ñuy nuwee ingérence dafa war a jeex ingérence bi ci kujje gi ba ci pouvoir bi nañuy wax c'est-à-dire c'est pas parce que kooku di wax dafa nekk ci kujje gi wala li muy wax dafa arrangé waa kujje gi kujje Sénégal que forcément rek dañu war a nekk benn caisse de résonance que dañuy jël di reprendre li nga xamante ni mooy kaddu yooyu ak benn fierté dinaan wax ngeen gis ngeen France sax ñi ngi commencé di ñaawlu li xew Sénégal loolu on s'en fout ñoom ñu ñaawlu ko ñu bañ ko ñaawlu ñun war nañu mën a am quand même suñu sañ-sañu suñu liberté di xool ñun en fait lan nañu bëgg bu ñu bëggee quand même réew boo xamante ni dafay dox ci li nga xamante ne mooy principe yu en tout cas yu tënk réew yu développé yëpp mais ñun aussi il faut que ñu cohérent par rapport à ça mënuñu nekk fii di naan way France nañu dimbali nañu bàyyi di dugg suñu tànneef nañu bàyyi di dugg suñu politique ba noppi di wëlbatiku di partager ay kaddu ay hommes politiques français donc tey jii kooku mi Jean-Luc Mélenchon wala ku mu munti doon bu ñu amoon ay kaddu yoo xamante ni dañuy aduler lu mu demee noonu affaire yi nga tàq de ah coupure la ni muy coupé moom rëy na de man bu ñaaree ma jaar fee daw alors
nu day aduler politique gu président Macky Sall wala daf koy apprécier mais bon voilà est-ce que dinañ ko partager est-ce que duñu wëlbati ko di naan na Jean-Luc Mélenchon lijjanti moom bu apprécier président Macky Sall noté ko positivement dañ koy bañ mais bu ko noté négativement dañ koy accepter loolu parenthèse la rek di wane que ni il faut quand même ñu xam lu ñu bëgg du ñoom ñoo ñuy wax suñu démocratie fu mu toll parce que ñoom aussi am nañ yeneen problème yoo xamante loolu lañ ko mën a lijjanti seen biir foofu te wax dëgg yàlla en termes de démocratie ak de liberté ñoom duñu ay exemple en tout cas man duñu sama exemple parce que ñoom li ñu mujj def mooy tere li nga xamante mooy polygamie sama classe bi nga xamante dañu bëgg ay jabar mënoo dem ci dëkk tugal googu tax fa ñaari jabar parce que ñoom nee nañ au nom de la liberté xaw ma lan ak lan ak lan donc ñoom bu ñu wëlbatiku di ñu naan dañuy jox ay leçons ñun président Macky Sall mën nañ ko wax lu ñu bëgg te mën nañu aussi quand même wax ñun ban démocratie nañu bëgg ci suñu réew te démocratie boobu dafa nekk totalement en contradiction ak li nga xamante dafa nekk di xew ci réew mi mënuma sax comprendre parce que man yaakaaroon naa ni dañ leen di sonal nii rek ñoom di ci faral ak yooyu bu ñu leen sonalee ba yóbbu leen tribunal bu ñu demee dañ leen di relaxer tout simplement mais xalaatuma woon sax ni procès bi dina yàggee nii ba ñuy naan dañuy suspendre ay séance ak di xalaat ak yenn affaire parce que en fait mënuñu ni tey ci Déthié Fall dañ koy toppee manifestation boo xamante ni déjà yow sa buntu siège parti la manifestation bi du marche bu leen neexoon sax bu nekkoon marche ñu ni d'accord marche bi kon dafa doon marche dem foofu mais rassemblement la rassemblement bu ñu ko waxee maanaam ñu daje kuy daje nag ak nit di ngeen am bërëb boon daje am na benn lieu bien déterminé lieu bi mi ngi nekkoon à des lu mu tudd bu nekkee Ahmed Aïdara des dizaines de kilomètres de Ahmed Aïdara génn mairie di doxantu ñu jàpp jël dugal ci kaso ni dafa doon participer ci manifestation boo xamante ni sëñ bi mi ngi nekk à des dizaines de kilomètres Déthié Fall nekk fii ci VDN bi ñun ko dafa doon participer ci benn sitting boo xamante wala benn rassemblement boo xamante ni mi ngi nekk minimum à 3 kilomètres de fi ñu ko jàppee c'est-à-dire am na yoo xamante ni ay précédents yu dangereux la il faut que ñu jéem a fexe ba sàmm suñuy démocratie parce que wax dëgg yàlla président Macky Sall dafa doon xeex pour ñu mën a am démocratie boo xamante ni dafay taaru mais pas démocratie boo xamante ni wax dëgg yàlla nit ñi dañ leen di mettre ci benn prison à ciel ouvert da ngay wax sax ñun la moytul président Macky Sall tëj la kenn xamul c'est-à-dire bu demee ba nit ñi nekk ci benn genre climat boobu dafay xaw a doy waar en fait il faut que ñu jéem a xam sénégalais wala ñu xamal sénégalais que ni ñun dañu am loo xamante ni dañ ko xeex ba mu nekk benn acquis na da nga koy conserver parce que boo ko conserver wul day dem yoonu acquis bi mooy tey Sénégal dañu nekk une démocratie élection moom nañuy tànnee njiitum réew du ay arme du ay coup d'état du yooyu yëpp alors loolu daf may permettre pour ma laal deuxième point bi nga xamante ni maa ngi koy dégg fan yii yëpp mbirum terrorisme yi ñu wax ak ay nit ñu jàpp ñu ni ay terroristes nañu ñu ni je pense 11 personnes yoo xamante ni jàpp nañ leen parce que dañu njortu ni ñoom dañ doon waaj a def ay attentats fii ci Sénégal bon en tout cas man du ma dugg ci vraiment ci fond mbir yi mais li ma jaaxal te mu jaaxal peut-être sénégalais yu bëri mooy benn rebelle bu ñuy jàpp procureur bi toog na def conférence de presse à plus forte raison 11 personnes yoo xamante nee nañ dañ doon waaj a def attentat ci Sénégal lan moo tax procureur bi toogul jàkkaarloo sénégalais yi c'est-à-dire bu nekkee benn personne jaral na ko moom mu toog expliquer lan moo tere moom ba mu jàppee 11 personnes yoo xamante nee nañu ay terroristes nañ dañ jugoon pour taal réew bi lan moo ko tere woon ci saa si ci tàng bi ñu def ay conférence de presse wax sénégalais yi que ni lii ak lii moo am loolu di benn mbir beneen mbir bi mooy boo gisee lien bi nga xamante ni ñu ngi koy def entre kooku en tout cas mi Akhenaton ak ñuy jàpp mais loolu aussi dafay xaw a teexee parce que aussi moo tax ñu ni gis nga dafa am acte booy teg na nga xalaat conséquences yi ëllëg waxuma ni am na wala amul mais dafa am loo xamante ni xewoon na fi Assane Diouf dafa nekkoon États-Unis di saaga am benn discours boo xamante ne bu virulent la ci Macky Sall ki famille am ki ak ay proches am mais Assane Diouf dañ ko jiiñ terrorisme indi ko Sénégal indi ko fii bëggoon ko tooxal mi ngi fii Sénégal donc tey état bi nga xamante ni capable loon na jiiñ Assane Diouf terroriste man mën naa jàpp ni état boobu mën na kon ne di jiiñ keneen terroriste parce que bu demee ba état bi di fooye boppam parce que Assane Diouf mënoon ni terroriste la ba noppi yow nga bàyyi ko muy nekk suñu benn Ndakaaru yi di taxawal mënoo jëlee nit ci benn état bu xamante ni état bu ëpp sécurité la nga ni kii potentiel terroriste la nga indi ko sa réew ba noppi bàyyi ko muy vaquer à ses occupations donc je pense que ni tey moo tax ñii ni
état du Sénégal moo war def attention ci actes yi muy posé parce que actes yi dañu am ay conséquences bu demee ba ñoom dootuñu leen jël au sérieux parce que ñoom ñoo commencé di désacraliser li nga xamante ni mooy suñu ay institutions dégg nañ fi ay mots yoo xamante ni wax dëgg yàlla waruñu ko mun sax di utiliser ci diggante état ak ñi nga xamante ni ñoo ay citoyens mars bii fi jàll ñoom ñoo taxaw ñu ni li fi amoon ay émeute de la faim la nit ñi dañoo xiifoon moo tax ñu génn ba mbir yi dalee nag ba jamono jii nii ñu wëlbatiku di ñu gëmloo ko ni mars bii nii ay nit ñoo nekkoon ci ginnaaw doon def ay affaire de délinquance ak yu kenn xamul c'est-à-dire il faut que ñoom aussi ñu jéem a xam lan nañu bëgg quoi ñu jéem ñu aussi wax benn mbir mënuñu ñu ni mars bi déjà ministre bu génnoon ministre de l'Intérieur bu génnoon dafa ñëwoon di commencer di wax ay forces occultes ak yu kenn xamul dégg nañu waa armée bi démentir ko ni gisuñu fi benn force occulte que Sénégal mi ngi nekk ci réew boo xamante ni mën nañ ko tuddee sax oasis de paix parce que fii amul ay yenn affaires yi alors te wax dëgg yàlla Sénégal bi nga xamante ni benn coupe d'Afrique dafa wër tout le pays bu nekkoon dëkk boo xamante ni dafa am ay yenn affaires yi gëwuma loolu mën a nekk fii Sénégal mën nga fi xëyee léegi fanaani Ziguinchor jóge foofu fanaan yendu Fuuta dellu si waat Dakar donc jàmm ak salaam am na ci réew mi nañ jéem préserver jàmm boobu moo gën ñuy jéem a ak seen calcul politiciens yi di jéem a indi ay wax yoo xamante ni vraiment man je pense que ni amu fi lieu d'être wooruñu ko sax di utiliser indi nañu force occulte ba mu neex leen ñu wëlbatiku ni ñu li xewoon mars du dara lu dul ay nit ñoo xamante ni dañoo sonn président Macky Sall ni comprendre na jeunesse bi parce que jeunesse bi liggéeyuñu parce que ñenn ñi dañoo xiif wax ba nit levé waale li nga xamante ni moo nekkoon sax couvre-feu bi alors comment se fait-il kooku ñëwaat di ñu gëmloo que ni que mars bi loolu amul woon que leneen moo amoon que leneen lu amoon li ay affaire de délinquance la ay affaire de terrorisme la donc il faut que ñu arrêter seen yenn affaires yi yàgg nañ koy def na daa parce que 2011 Abdoulaye Wade ba muy waaj a jeexal pouvoir lu ne jiñ nañ ko Idrissa Seck ak opposition bi fi nekkoon Macky Sall moom kenn jiñu ko woon dara mais Idrissa Seck parce que Idrissa Seck moom lañ jàppoon moom moo nekkoon potentiel en tout cas le mieux placé pour remplacer Abdoulaye Wade Idrissa Seck moom nañ doon ni dafa doon waaj a def coup d'état fii ci Sénégal ba ñu jëloon sax benn général xaw ma benn ancien colonel boo xamante ni dafa retraité woon ñu ni moom ak Idrissa Seck ak ñen ñoo dem recruter ay lu mu tudd ay mercenaires ñëw indi leen Sénégal pour waajal coup d'état loolu defoon nañ ko fi 2011 donc même chose en fait nañuy nekkaat di jéem a indiwaat fii ci 2024 et c'est très dangereux en fait te loolu mooy tax ba dañuy dem ba suñu institution yi bu ñu waxee kenn dootu leen déggati kenn dootu leen gëm te loolu c'est dramatique en fait il faut que ñu bañ a di désacraliser li nga xamante ni mooy suñu institution yi parce que les personnes passent mais les institutions demeurent donc institutions yi pour ñu mën a nekk ay institutions il faut que ñu am crédibilité te crédibilité bi nag lu leen koy jox mooy ñuy fexe ba li nga xamante ni moom mooy dëgg ñu koy wax mais malheureusement nag boo nekkee ci réew boo xamante ni dama koy waxaat léegi di ko rappeler nit dañ ko fekk ci buntu siège partem ni ko yow da nga am intention participer ci marche te lu ci gën a doy waar Déthié Fall il n'était pas seul il était avec Khalifa Sall ak Youm Senghor Youm quoi comme nu ko gars yi di wax Cheikh Tidiane Youm Cheikh Tidiane romb na gendarme yi dem yoonam Khalifa Sall romb na gendarme yi dem yoonam mais Déthié Fall kese nañ si jël pourquoi et au nom de quoi lan ñu expliquer en fait c'est-à-dire man bu ñu nekkoon ci réewu yoon man yaakaar naa ne procureur bi dafay convoquer ki nga xamante ni moom mooy policier commandant bi nga xamante ni moo nekkoon buntu kër Ousmane Sonko ak brigade ba fa nekkoon ñi ñu fa détaché woon ak ñi nga xamante ni aussi mooy ñu détaché woon buntu kër lu mu tudd buntu kër Barthélémy Diaz laaj leen ban droit nañu am bay ñëw ci buntu kër jaamu di ko séquestrer di naan sëñ bi doo génn sa kër bu ñu nekkoon ci réewu yoon loolu moo waroon nekk tey jii débat bi mais pas que Déthié Fall buntu siège am nañ ko fekk ni ko da nga participer ci manifestation boo xamante ne amul wala Ahmed Aïdara parce que tout simplement gagné na la gagné boo xamante ni yow tey jii nangu woo ko accepter que tey jii da ngay jouer ba tey les prolongations fekk nga ko Sen TV bu mu nekk nga indi ko fa problème ba mu mujj quitter Sen TV mu lancer plateforme am affaire bi di dox mais quand même il faut c'est-à-dire il faut que ñu arrêter yenn affaires yi quoi Macky Sall il n'apprend pas ci erreur yi muy def il a créé Ousmane Sonko de toutes pièces ay nit di ko wëlbati nekk ci xel bi naan dàqal booy bi jële ko fi tey jii ana ñu doon wax nañ dàq Ousmane Sonko fu ñu mujjee kenn ki dañ ko mujjee dàq
gouvernement bi mu nekkoon dañ ko fa mujjee dàq ministre conseil la woon xam nga dañ ko mujjee dàq bu ñaaw ay sénégalais jug ni kii lu ñu ko def nii du dëgg du yoon parce que tout simplement dafa yëkkati kàddoom moo tax encore une fois nit ku nekk bii posé benn acte na xalaat ëllëg conséquences yi moom moo doon wax nañu radier Ousmane Sonko yóbbu ko assemblée nationale ñu radier ko tooñ ko moom dafa mujjee doon victime injustice boobu mais au nom de quoi tey jii président Macky Sall mënul jàng ba tey ci erreur yi créé na Déthié Fall tey jii mi ngi jox beneen image bu nit ñi amul woon ci lu mu tudd créé na Ousmane Sonko mi ngi jox beneen image bu nit ñi amul woon ci Déthié Fall mi ngi nekk di gën a renforcer notoriété Déthié Fall mi ngi renforcer notoriété Ahmed Aïdara mi ngi renforcer notoriété Mame Diarra Fam bu demee ba nga xool ci àdduna bi ay presse yu international di commencé di bind seeni tur ci temps normal peut-être duñ am publicité boobu li mujj rek ci erreur yi nga xamante ne président Macky Sall mi ngi koy def mooy élection locale yi laata élection locale yi 1 mois avant nee nañ dañuy convoquer Barthélémy Dias defal ko publicité gratuite mu xëy suba nekk à la une partout ci koo xamante ni yow nee nga bëggoo mu doon maire ñu nga defal ko publicité gratuite c'est-à-dire il faut que président Macky Sall aussi muy jàng ci erreur am yi bu yaakaaree ni wala bu ñu yaakaaree ni ñoom noonu ñuy doxalee noonu dañuy xoxatal nit ñi que nit ñi boo leen yóbbee ci kaso bi da nga leen di tooxal non ñi nga jot a dugal ci kaso bi ñu bëri bañ fa jógee seen notoriété dafa yokk bu ñu amoon 1% dem nañu ba 5% am ay prétention ba am ñoo xamante ni sax dañ leen mujj dénk ay responsabilité donc na jàng ci loolu te mu xam aussi que ni vraiment fii dara saxu fi moom jeexal na 16 mois moo ko fi dese te incha allah dafay dem par A ou B na loolu moom du sax débat 2024 bu élection jotee moom day dem peut-être candidat Benno Bokk Yaakaar ñëw bu demee élection ku mën na gagner te Benno Bokk Yaakaar am nañu aussi légitimité teg seen candidat défendre seen bilan mais keneen moo koy défendre ku dul président Macky Sall parce que président Macky Sall moom jeexal na ak sénégalais yi voilà loolu laa bëggoon ñu waxtaan si taf-taf benn parenthèse bu ndaw nag boo xamante ni ci sénégalais wala bon astafurlah maanaam sénégalais ci africains yi nga xamante ni ñi ngi fële ca Maroc doon jéem a traverser li nga xamante ni moom mooy frontière bi pour dugg Europe mais c'est malheureux bon président Union africaine déggaguñ si mu wax si mi suñu président de la République Macky Sall déggaguñu président benn bu ci àddu parce que seen échec la en fait parce que mënuñu expliquer sénégalais yi wala mënuñu expliquer sax àdduna bi que Afrique mënul nekk continent boo xamante ni bokk na ci continent yu gën a riche en termes de sous-sol boo xoolee Afrique amul lu muy envier ci àdduna bi te boo seetloo ñi nga xamante ni ñoom ñooy nekk candidat à l'immigration seen réew bokk na ci réew yu gën a riche ñan nañ lay wax ay sénégalais ay gambiens wala ay guinéens ñoo xamante ni seen réew manqué wu ñu dara Guinée bokk na ci réew yoo xamante ni ñoo gën a riche sous-sol te pourtant ñoo gën a bëri ay candidats à l'immigration clandestine. Pourquoi? Parce que ay njiit yu bon Sénégal aussi chaque jour nga dégg ñun la gaal gi jóge na fii gaal bi def na lii gaal bi def na laa pourquoi? Parce que suñu alal dañ koy jël di ko jox ay nasaraan ay borom ay étrangers ñoom ñuy ñëw di jox ay miettes suñu dirigeants yi di contenté wu de ces miettes après dañuy jaay benn insolence bi benn arrogance bi. Comment ça fait du Sénégal nee nañ dafa am or te bijoutiers yi ba tey dañ lay naan or bu ñuy liggéeyee dañ koy jëlee Dubaï wala Arabie Saoudite parce que or Sénégal yooyu dañ koy taxé ba ñoom duñ ko mën a laal ak yeneen phosphate bi yow réew boo xamante ni barki dem le président Macky Sall dem ba Russie di demander ay engrais alors que yow nga yokk ICS malheureusement président Abdoulaye Wade la loolu moom moo jël ICS jaay ko ay indien ñoom ñu dem di fa defar seen li nga xamante ne mooy seen engrais ñoom yu ñu soxla di ko yóbbu seeni réew ñun sénégalais yi ñuy toogaat fii di dem Russie di ñaani ji ay ndimbal pour ay engrais ñuy dem di ñaani ay ndimbal ci pour ay yenn détails yoo xamante ni yàlla mayoon nañu ko fii phosphate ak yeneen